ngir jàppale askan wi ci xeex coronavirus bi Charles-Émile Abdou Ciss ak mouvement solidarité citoyenne defar sa gox taxawal nañu opération bi ñu tuddee geste barrière aar sa askan. Initiative bi ñu taxawal ko gannaaw yeneen opération yu bari ñu jot amal ci commune Popenguine Ndayane. ci ay kàddoom Charles Ciss di ñu xamal ni opération bi dafa bokk ci ay action yu bari yu muy def ci wàllu yépp. waaw lii dafa nekk loo xam ne dafa bokk ci li nga xam ne dañ ci yëngatu ci zone bi maanaam wàllu éducation wàllu santé wàllu environnement wàllu développement ndaxte defoon nañu ko ba mbas mi di door ñu defaat ko it bu yàggul dara donc mun naa ne lii programme la d'accompagnement boo xam ne dañ ko jagleel population yi. bu yàggul am na lu ñu jagleel mag yi ci wàllu masque jagleel ko suñuy imam yi jagleel ko aussi clergé bi prêtre yi jagleel ko aussi ñi nga xam ne ñooy kilifa aada yi kilifa diine yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci zone bi te it chef de quartier yi délégué de quartier yi aussi bokkoon nañ ci donc parce que ñooñu dañu nekk ñoo xam ne xëy na wax dëgg yàlla maladie bi mun naa ne dafa yomb mu dab leen moo tax ñu ne nañ commencé ci ñooñu conformément ak li nga xam ne waxtaan nañ ko hôpital bi ak les spécialistes yi déclaré biñ ci paree ñu ñëwaat ci enseignants yi ba ma si démarré ba léegi ñu ngi jagleel enseignants yi ay masques ak ay gel ak élèves yi mais tey dañu gën a insister ci enseignants yi ndaxte dañu nekk ñoo xam ne tamit dañoo exposé dañuy jagloonteeg xale yi ñoom ñooy tàggat xale yi ñoo leen di gis ñooy safanteeg ñoom donc lu mel ni bu amee surtout cas yi nga xam ne ma nga multiplier wu dafa baax ñu dolli leen protection moo tax tey ñu gën leen jagleel ay masques yoo xam ne ak gel di leen mën a aar wala continuer di leen aar te it di fàttali ne aussi centre de santé bi xëy na mu ngi am lu ko état jox lu ko état jagleel ba ñu nit dafa am solo ñu wane suñu solidarité ak ñoom ndaxte boo xoolee li ñuy xeex tey wax dëgg yàlla mën naa ne rëy na trop parce que pandémie bi amul frontière mais district bi aussi dafa rëy amul frontière bu nanay parce que boo xoolee communes yu ko lëmbee bari na communes yi ko wër bari na boo xoolee aéroport Sindia Diass lépp ci district bi la bokk donc district boobu lépp la doon jagleel rek day nekk contribution bu symbolique moo tax ñu commencé aussi ci ñoom ginnaaw bi ñu paree ci personnel enseignant bi mais it ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu transport ak ñi nekk ci marché yi bokk nañu aussi ci ñi recevoir matériel bi ndaxte transport bi dans la zone xam nañ ne nu mu demee xam ne aussi conditions yi mu nekk nit ñi dañ ciy dugg di dem di ñëw muy Jakarta di taxi wala ci beneen mode de transport ñooñu aussi am na lu ñu leen jagleel masque gel pour ñu mën a aar ñi nga xam ne ñoom la ñuy yóbbu aar aussi seen bopp. mairie bi tamit boole nañ leen ci ndaxte xam na ñoom aussi dañoo exposé ndaxte dañuy recevoir du personnel dañuy recevoir ay visiteurs di recevoir population bi muy état civil di beneen personnel aussi mairie donc apporter seen ñu contribution aussi daf ci baax ci li nga xam ne ñu ngi koy xeex xam na ne ñu ngi xeex mbas mi mais it suñu yaay suñu papa yi suñu tante yi suñu doom yi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu marché ñu ngi ci wàllu njaay jënd ak jaay ñoom te jax lañ leen masques yi jagleel leen aussi gel eau de javel pour ñu gën a mën a aar seen bopp. fukk ak juróom benn école nekk ci commune Popenguine Ndayane Sindia ak Ngekoox jot ay gel masque ak jumtukaay ngir seetal école yi directeur d'école ak enseignants yi di rafetlu geste Charles Ciss bi. damaa ñëw fi tey jël matériel pour lutter contre la Covid-19 voilà donc matériel bi nag dafa ñëw moment parce que ñun yëpp xam nañ ne mbas mi dafa sonnal réew mi dafa sonnal adduna bi yëpp te ñun en tant que directeur école ñun ñoo war a taxaw ñu nekk ci kanam ci sensibiliser élèves yi wax leen ne vraiment feebar bi am na te dëgg la donc ñun dañu war a
xeex pour que mbas mi jóge fi pour su ko defee nag matériel bi looloo tax mu ñëw fii donc ñu sol masque ñu utiliser détergent yi maanaam ñu raxas suñu loxo yi ba mu set balaa ñuy dugg classe donc loolu lañ loo ñu war fu mu nekk nii donc en tant que directeur école ñun dañu war a taxaw avec nos collègues vraiment essayer de les sensibiliser les amener à réellement respecter les mesures barrières donc loolu mooy tey suñu teewaay fii donc maa ngi leen di gërëm di leen sant voilà maa jërëjëf. ñun képp ku ñëw rek di jàppale école bi man ñun ak yow ñoo ànd te matériel bii nañ ko utiliser à bon escient defoon na ko bi ñuy defee pause Covid bi ñu war a reprendre pour classe examen yi joxoon na matériel bu bëri te matériel bu daf ñoo jàppale lool ci suñu enseignement apprentissage jàppale nañu. tey encore mu ngi ñëw di renforcer waat encore matériel pour école yi ça vient à son heure parce que l'heure est grave actuellement. Deuxième vague bi mu ngi décimer bu baax a baax population bi et ça va nous permettre vraiment de respecter ces mesures barrières pour stopper la propagation du virus. tey dañu fi daje woon parce que Charles Ciss moo ñu woo pour bëgg ñu may ay dons yoo xamante ne dañ koy yóbbu suñu école yi donc rappeler que Thiafra mu ngi ci zone Sindia. donc tey mu associé ñu ci lii xam naa dina nekk loo xamante ne lu ñuy jàppale la parce que suñu école yi dañ ko soxla on a besoin de ces matériels donc beneen bi mooy damay lancer appel aussi à la population wax leen ne ñu jàpp ci kii bi ci lutte bi parce que feebar bi fi mu nekk nii mu ngi gagner du terrain surtout fii suñu ruq bi ñu nekk donc ñu di leen wax rek ñu jàpp ci port masque bi les mesures barrières aussi xale yi di ko respecter surtout di raxas seen loxo yi balaa ñuy ñëw école ak bu ñu jógee école tamit ñu jàpp lañu ci bu baax a baax pour que école bi bañ a nekk vraiment fi nga xamante ne moom la xale yi di jëlee see Covid. feebaru coronavirus bi am na ay cas yu bari ci district sanitaire Popenguine rawatina ci deuxième vague bi loolee waral kii di docteur Bokoum nekk médecin ci centre de santé Popenguine di ñaax askan wi ngir ñu gën a farlu ci moytu bi. dañuy sànnu quelques kàddu rek ci conseiller population bi par rapport ak mbas mi parce que coow li bëri na ñii dañuy nangu ñii duñu nangu mais ñu xamal leen juste que ne mbas mi existé na du problème politique du problème dara feebar la comme yeneen feebar yi comme ni fi nit di amee diabète nit di fi am tension. nit di fi am beneen jàngoro comme doomu jàngoro sida wala hépatite leneen feebaru mbas bi comme feebar yooyu kese la te feebar yooyu yëpp doonatul feebaru kersa mais li ñu gën a rencontré li ñu gën a seetlu ci population bi mooy dañ ko jàppee feebaru kersa bëgg nit buñ ne nit wala ñu dégg ne Popenguine de am na ay cas corona rek nit ñi daw hôpital wala ñuy njort nit ki am na rek ñuy daw kooku di daw këram di ko ngurumee fu ne. loolu day tax nit ki du am courage bu feebare wala mu sentir symptômes yooyu du nangoo dem danaan kat su ma ko waxee de sama waa dëkkandoo yi ñëpp daw ma ñëpp ŋàññi ma ñëpp def nii alors que du feebaru kersa ñun ñii di wax ak yéen ay personnel soignant lañ ñun ñoo gën a exposé feebar nañ corona ba wër alhamdulilah donc du feebaru kersa feebar la boo xam ne tamit day wër. donc ñu bàyyi ci xel ñu xam ne du feebaru kersa nit ñi dañuy feebaru dem faju wër delluwaat seen activité donc ñu bàyyi xel ne loolu du feebaru kersa ñu bañ a stigmatiser les gens di leen daw di leen ngurumee fu ne feebar la comme yeneen feebar li population bi koo ci gis ku ne ku ci nekk yaa ngi bokk sa feebar di dem donc bu ci kenn nekk di stigmatiser keneen ak keneen feebar la bu ñëw boo xam ne yàllaa ñu ko wàcceel nattul ñu ko dañ ko koy nangu lépp li ci war ñu def ko mooy yow mi feebar bi dal la daagul ndaa nga dem kër docteur bi ñu faj la xool la faj la nga wér nga tane dellu sa njaboot médecin bi li ko war mooy lépp loo xam ne le bien-être de la personne la population bi lan la war a def pour nit ki wér donc loolu la ñuy def ñu faj nit ki ci jàmm ak sutura parce que amul benn médecin buy taxaw ci biti naan kii nag diw dafa feebaroon wala diw dafa amoon corona bi non dafa am éthique ak déontologie ak secret médical bu fi nekk
man personnellement mun naa jóg ne man dama amoon corona ça m'engage parce que secret médical la man j'ai le droit de man ma génnee parce que man jàppewuma ko feebaru honte jàppewuma ko feebar boo xam ne da stigmatisante la nit ñi dañ lay daw affaire yooyu da ngay feebar nga dem nga faju nga wër donc noonu laa bëgg nit ñi jàppee ko. nekk coordonnateur mouvement solidarité citoyenne defar sa gox ci commune Popenguine Ndayane Pape Moussa Ciss mu ngi wax ni sensibilisation bi dinañ ko wëyal ànd ci ak ndaw yi nekk ci commune yëpp. ñu ngi lancer appel à tous les jeunes de la commune ñu ñëw bokk ci sensibilisation bi nga xamante ne les jeunes du MSC dinañ ci nekk semaine bi yëpp nga xamante ne le président Charles Émile Abdou Ciss moo ko lancé geste barrière aar sa askan takk sa masque ñu aar suñu bopp aar suñu waajur fexe ba nga xamante ne feebar bi ndem mu ngi nekk ci biir commune bi ñu génne ko suñu biir commune ndax ñu am wér gu yaram